chers fidèles internautes Thiès Info salaamaaleykum ñu nuyu leen kenn ku ne sa tur ak sa sant ni ñuy def saa su ne rek di am mbégte di jàkkaarloo ak yéen si seen site bu mag bi nga xam yéen a ko taamul seen bopp muy Thiès Info Thiès TV comme année bu nekk nag ci weeru koor gi dañuy seeti suñu ndaanaan yi ñi nga xamante ni dañuy gunge ci weeru koor gi di ñu bégal loolu nag ñu seeti leen daal di waxtaan ak ñoom ci ni nga xamante ni noonu la ñuy dundee koor gi waaye laal tuuti nag ci li nga xamante ni mooy actualité. tey nag ñu toogal suñu tonton suñu papa tonton Cheikh Seck ñu ngi sama xarit la waaw tonton Cheikh Seck maa ngi leen nuyu bu baax di la dalal. lay fay bu baax di la dalal di la ñaanal yàlla ci weeru koor bi yàlla defal no muy suñu jaamu yàlla ku yàlla nangu ci ni mu toll barkeel ko te yàlla bu muy suñu mujj weeru koor di am mbégte nag dajeeg yéen dajawaat ak yow ci Thiès Info nga xamante ni sama kër la incha allah. macha allah kontaan nañ bu baax ci teere bi ak si teral bi yam fekk nag mi ngi si koor bi moom dafa ànd ak benn active jàpp la de. waaw xam nga koor au delà de mar ak xiif am na nu muy demee yow doo ko yëg waaw parce que xam nga koor puce la lekk ak naan puce la mais bu nee weer wi feeñ na amul fu lay dindi puce lekk ak naan remplacer ko ak puce bañ a lekk bañ a naan. lu yombul de. waaw moo tax boo remplacer wul puce bi nag ñaari puce yi nekk ci biir bopp bi moo tax sa koor di sonn man danaa yàlla ak may dimbali ba puce boobu bu nee weeri feeñ rek dama ma koy fekk fa mu nekk ma ne ko coppet teg ko ca kaw taabal je jël puce su koor dugg nga xam ne man dootuma enregistré lekk ak naan ci bëccëg bi. mais lan ngay wax ñi nga xamante ni bu koor jotee rek ñoom feebar moom ulcère yeeg yu kenn yëppay génn. wax waaye nag attends man ngaa nax ñi nga dëkkal waaye yàlla kenn mënu ko nax parce que moom mi xam laata ngaa xam kooku noo koy naxe yow bu la mu ngi mel ni tey jii xanaa xamoo ni koor naafeq mënu ko naafeq mën na lu ne ba mu des koor parce que mën nga dugg ci néeg tëj ko ubbi frigidaire bi naan sa meew ba doyal teg ci benn croissant génn bi dox ci mbedd mi kan moo naan la wóoru kenn rek moo naan la wóoru mooy sunu borom ndax moom moo la gis mais ñeneen ñi gisuñu la kon mën ngaa nax say dëkkandoo mën ngaa nax say parents ci ni dangaa woor te fekk boobu wóoroo mais yàlla kenn mënu koo nax ndax mu ngi jàkkaarloo yow. loolu am na solo donc bu fekkee dëgg la wallaahu ya'lamu wa antum laa ta'lamuun bu fekkee du dëgg wallaahu ya'lamu wa antum laa ta'lamuun. macha allah am na solo kon message bi yaakaar naa ne jàll na bàyyi leen caaxaanee ko tey koor bàcc yow est-ce que yaa ngi woor sax ayca yéen nga xamante ni chaque année ci weeru koor bi da ngeen ñuy gunge ak ay séries yu am solo naka ngeen di dundee loolu. boo def ko dundee jaamu yàlla est-ce que xam nga man lan moo dugal ci sketch ci koor gi man dama toog benn année parce que nañ rendre hommage Lamarana moo fi jëkk def koor on se le tous ñëpp on le doit à Lamarana di ko féliciter après gars yi topp ci man bokk naa ci ñi ci jëkk a topp def koor am na ñu bari ñoo xam ne maa ngi ci jiitu mais man la ma ci dugaloon dama toog di seetaan mais ma ni mais affaire bii war naa mën a nekk un moyen bu nu reetaanloo nit ñi mais primer njàngale mi li ñuy war a jàngale ci diine islam li ñu war a wax nit ñi ci islam war nañ ko mën a jàng ci sketch yi année boobu ci kàttanu yàlla ma ne dinaa def yàlla def ma ñu accompagnement mais ndeysaan ma def générique boo xamante ni maa ngi ko ci rendre hommage ndax moom ba tey mooy le chanteur là mon ami et frère Magdane moo woy sama chanson bi. te boo Baye Cheikh ak njabootam di nga reetaan te jàng ca noonu la ko woyee man kon waruma wàcc boobu ligne
di nga reetaan te jàng ca Baye Cheikh ak njabootam te booba ba ma ciy dugg objectif boobu la amoon nit ñi d'abord les faire rire pour oublier un peu gëyeen yeeg jaween yi oublier un peu la faim la soif mais à travers mes sketchs nu jàng ci loo xamante ni oustaz ba moo leen ko waroon a wax wala imaamu jàkka ja wala nu lire ko dans un livre par exemple kii woor ba ngoon xale bu góor bi woor ba ngoon mu gént di sëy ba am lu génn ci moom te mu ngi ko gént ay tàkkusaan mu yeewu ba tabaarakallaa loolu ci ak nit la bokk mais kooku bu jàngul bu xamul bu ñu ko informé wul day dem de wuti croissant lekk ni man kon dog na or que man loolu wane naa ko ci samay sketch tey jamono ñi leen loolu bu la dalee yow xale bu góor bi demal nga sangu set te continuer sa koor yàqu sa koor. macha allah mu nekk lu am solo. yeneen man loolu mu dugaloon ci koor gi te boobu ba tey nag wàcc guma ci kattanu yàlla boobu. macha allah màgg daan moom nga tudd sax dañu koy nuyu bu baax de passage muy naanaan bu baax mais da nga wax lu am solo sketch yi ngay joué day jàngale mais yenn saay ñu gis ci yenn action yoo xamante ni dafay xaw a doy waar genre ñi ma ko sañ a wax peut-être fooyee julli gis koo xamante ni day julli ba ci digg ba ñu interrompre ko mu tourner fële wax est-ce que yooyu itam bokk na ci. mais ki koy def c'est parce que dafa jàng. ñooñu lan nga leen di wax. mais non c'est parce que xam nga mbir boo amul yaru daara day feeñ ci say mbir soo amee yaru daara day feeñ ci say mbir boo la yarul ci daara mënoo xam valeur julli ba koy foye mais bu fekkee dangaa am tuuti yaru daara doo foye julli di nga jàngale julli man jàngale naa julli ci weeru koor ci sketch yi ndax booba dama julli maa ngi théâtre de ñu ngi julli ma ñëw ma sëlmal ñu ne ma subhanallah maanaam julli gi matul ma jóg mottali daal di sujjóot li mu war a sujjóot mais yooyu jàngale naa ko te avant moo koy def dama ko laaj ustaas ne ko boobu ma defee lii lan moo koy réparé mu ne ma lii la ba'da salaam wala xabla salaam mais loolu da nga koy jàng kon julli naa ci ay sketch mais jàngal naa ki nga xamante ni bu defee lii moo koy réparé. mais est-ce que tamit ñàkk mbappat bi ci milieu bi ci wàllum théâtre jaar fi nga war a jaar xam ko est-ce que loolu tamit bokkul ci lii. waaw bokk na ci mais nag responsabilité bi moo di la personne en elle-même su demee ba bëgg a def mbir na ko jàngi surtout c'est pas difficile di. les réalisateurs tamit est-ce que waaw le réalisateur bi xam nga mbir ma mu nga tàmbalee ci écriture ba bala moo yegsi ci réalisateur bi bind nañu ko mais ki bind bu ñëwee réalisateur bi ne ko attention mais lii nga bëgg def nii buñ ko defee nii da ngaa bëgg a def nii bu ko defee nii nañ ko defee nii rectifier ko kooku bu paree mën nañoo dem bëgg ko toppe ba ca montage ba ndax le montage est une autre écriture moom itam mu ne gars yi niñ def lii baaxul de naa ko biij ñii donc je pense bien que c'est un processus boo xamante ni de l'écriture jusqu'au montage avant la diffusion am na liggéey buñ ci war a def en amont c'est très important. En fait lii la ñu soxla woon parce que mbir moo gis am na ci koo xamante ne am na ci expérience li français di wax l'expérience fait la différence ñun dañuy toog tey à l'époque tey su ma nee Djibril Diop Mame Betty lan la lay fàtte. Djibril Diop Mame Betty boo amul dimension doo mën a sax seetaan filmam boo amul tuuti xam-xam doo mën a seetaan filmam parce que Djibril Diop ay filmam 70% lépp image la dialogue ba sax bariwul donc
il avait une philosophie, il avait sa manière de peindre la société, de montrer à travers des images li nga xamante ni da koy encourager ak li nga xam ne da koy dénoncer. soo gisee ma tudd ndaanaan boobu à l'époque dañ daan xool seeni film da nga ciy gis culture da nga ciy gis jàngale da nga ciy gis daal maanaam tey boo daan seetaan seeni mbir mën nga toogandoog say famille seetaan ko sans problème sans gêne am ci jàngat mais de nos jours ce n'est plus le cas. am na yenn série yoo xamante ni boo ko dee seetaan même boo toogee yow kese sa kër da ngay rus parce que daf ci am ay scènes yoo xamante ni du Sénégal baaxoowul loolu léegi yow en tant que nit koo xamante ni yàgg nga dund ci am nga ci expérience lan ngay wax ci mooy li ma wax rek xam nga d'abord li tubaab ni la répétition est pédagogique wax naa ko ci interview yu bari ñun duñu am suñuy valeur on a notre propre culture bu tubaab bi nit lañu mais bokkuñu culture bërki démb rek ñu ngi may invité ci benn site je vais répéter ça encore tubaab bi boo demee dëkkam day ànd ak coroom wala jabaram di promené wu ba yàgg mu gestu nu fóonante ba doyal avancé ca France man ba ma demee France loolu daf maa jaaxaloon dama leen di xool ba fakastalu ki ma àndal ni ma seex baal ñii lii mooy seen aada mu ne ma yow dong yaa leen di xool mais tubaab leen di róom yëpp faale mun leen parce que damaa xamul loolu mu ne ma waaye ma ne ko ci laa jànge ma ni mais ki def 40 ans France takk fa jabaru tubaab Hélène indi ko Sénégal ñuy doxantu Sandaga ba yàgg mu koy fóon ci marché bi kooku waa marché bi dañuy jaaxle dañuy xam ni kii golo la même tubaab bi nga xamante ni Hélène ñii jabaram sax dina xam ni kii wàcc na àndam ndax lii baaxul fii mais su ñoom ñaar suñu ko defee woon France mu jàll ça veut dire quoi enracinement ouverture et enracinement lañu wax il faut que ñun suñuy valeur da waa ji waxoon ne les valeurs sont bafouées et rejetées mais ba nga jëlee sa valeur rejeté ko ba sànni ko ca àll ba dem jël yi fi jàmbur te ñun ce que nous avons mais dafa baax parce que lépp loo xamante ni mag ñi bàyyi na ko fi soo ci appliqué rek da ngay am daal sa jikko day rafet ndax mag ñi bàyyi woon fu lenn lu dul tabax jikko doomu aadama te nit du question yàpp ak yaram nit la koy defar pire kenn gisu ko te mooy ruuxam te ruux bu tabee tey ànd ak jaamu yàlla ànd ak valeur yu baax ya te mag ñi ñoo am ñun seen tabax yépp ci daara moo di suñuy valeur nu enraciné ko en nous-mêmes ba ku ñu gis xam nga làmbatu baaxul làmbatu sa bopp yàlla sax bala nga koy jaamu da ngay xam sa bopp man arafa nafsa faqad arafa rabba mi kii réeri boppam mënul jaamu yàlla dafa bëgg moom mi la bind nga natt ko ba xam ni yow mi valeur nga ba boo nee allahu akbar mu daal di jël valeur boobu lënkalee ko moom yàlla ak ni mu toll nangul la jaamu gi mi boo réeree sa bopp mi sa dara cigañ-cagañ lay doon nit day xam boppam nit dafay maîtriser boppam xam li ni koy doyee lan la. est-ce que des fois tam bëgg buzz bëgg xaalis du tax ñuy def loolu bëgg ay vues yu bëri wala manque peut-être de professionnel. loolu réer mooy réer gi ci ana buzz day dox buzz dafa xew. ma ne buzz doxul naanul te du nelawut buzz du nit mais buzz bi bu yow fu mu taq ci yow. mais lu tax tey boo fi defee benn. buzz bi fu mu taq ci yow buzz bi yow boo deful ndànk sax lu négatif la ci yaa ngi koy bëgg te baaxul ci yow ñëpp coow la yàlla nañ la coowee jàmm. en général buzz yëpp lu négatif la. te dañuy gis ni da nga fay jaaree rek am fi benn tur am fi xaalis. di dawal ci lan nga wax ba am buzz ba ñëpp jàpp ko di ko wax marché bi di ko joobe
te la nga wax toj na am réew la nga wax yàq na société bi la nga wax déchiré na des familles nee nga yow loolu ci ngay jaar pour que nu coow la kon yow xamoo sa bopp non tu ne te connais pas tu ignores def lu baax ba am buzz d'accord naa ca buzz boobu oh mais diw dégg li mu def yow moo dem fekk ñoo xamante ni dañoo néewle mu jël 20 millions may leen tabaxal leen seen kër ga amul woon sax douche jaamu yàlla nga ca buzz boobu malaaka yi sax am nga buzz ci ñoom. yéen su boobaa. mais fekk ñëw di téye sa portable nu defal la ko nga jàpp góor gu nit ci këram am ay doomam di liggéey di ñaq di jariñu yow nga téye deram pour des raisons pécuniaires di ko waxal loo xamante ni ba bu génnee ci ëtt bi baa mu génn ci société bi ñëpp indexé ko te la nga ko waxal dara nekkul ba ëllëg bu ëllëgee di nga ko leeg sa borom tooñu la waxu la parce que am na tur il faut nga wax ci moom pour nu wax ci yow ndax nga am tur ba ëllëg bu fekkoon da ngay wax loolu après mu yem fii doo dugg bàmmeel à la rigueur waaye di nga ko wax bis dina ñëw nu dugg la ci sa bàmmeel boobu ak sa bës boobu te boo demee di nga ko leeg suñu borom. incha allah mu nekk lu am solo ñu leen di fàttali rek ñu ngi dalal suñu tonton suñu papa suñu xarit Cheikh Seck donc message bi jàll na bu baax a baax mais yéen est-ce que amu leen benn xalaat boo xamante ne parce que loolu aussi dafay yàq yéen ñi nga xam yéen a nekk ci milieu théâtral am na lu muy yàq ci yéen ñi nga xamante ne nag vraiment am ngeen expérience est-ce que jotul aussi ngeen toog waxtaan seen biir revoir par rapport à li ñuy waxtaanee léegi problème yi nga xamante ni ñu ngi koy gis ci série yi te warul parce que tamit sunu culture la ñu am il faut ñu lutter pour loolu est-ce que jotul tam ngeen taxaw. xam nga loolu ñun mënunoo man dem naa fi benn séminaire Babacar Touré yàlla na ko yàlla yërëm boobu moo yore CNRA j'ai participé à ce séminaire c'était séminaire ba tam xam na la woon sketch sa Ramadan yi ñu xool continue 2 jours ma def ko Ndakaaru participer à ce séminaire là lu mu jur alors am na lu mu jur peut-être nit ñi xaw a reculer mais Babacar Diagne mi yore léegi CNRA gis naa ni mu ngi actionné ci loo xamante ni sunu fi waneetee loo xamante ni bokkut ak sunu aada ni société bi waruñu koo gis mu teg ci loxo mais artistes yi mënuñu koo régler am na niveau plus haut boo xam ne ñoom ñoo koy régler ñun artistes yi lan la ñu war a def ñu bàyyiwaat xel suñu bopp rek xam ni société bi ñun ñoo leen di jox loo xam ne ñoom mënuñu koo jox ndax dañ ñoo tuddee artiste te artiste bi dafa war di distraire di informer. kon loolu ñun bàyyi xel ni suñu devoir ak suñu leen nu sas du lu ndaw nañ ci bàyyi xel mais ñun mën nu koo régler en tant qu'artiste ñu mën nu koo régler à un niveau étatique plus élevé ñoo koy régler parce que bu fekkente ni Cheikh Seck dafa génn ci sketch yi loo xamante ni jaaduwul nu arrêté sama diffusion sketch c'est parce que lii normalul keneen dina ci bàyyi xel keneen dina ci bàyyi xel. D'ailleurs foofu laa ñuy taxaw parce que am na ci benn série boo xam ne ci weeru Ramadan bi xaw ma d'accord nga ci ou d'accord ci bu ñu tuddee Balin Kumba mu am actrice bi tudd Adji Sarr est-ce que yow par rapport ak li fi xew yëpp est-ce que yoon la woon ñu def façon. xam nga ñoom samay xarit la ñoo bokk métier mi man je n'ai pas à juger je constate mais je ne juge pas. parce que damaa bokk ci mbir ma je veux ne pas sincèrement ne pas y faire un commentaire. Bon j'ai constaté comme tout le monde ña ko war a def ña xalaatoon def nañu ña gis ni lii warul jàll réagir nañu pas de commentaire. Je préfère ne pas faire de commentaires. D'accord nangul nañ la ko alors tonton Cheikh yàgg nga ci milieu bi ban rôle boo joué moo la gën a marqué
ci depuis bi nga commencé. wàllu àllaaxira wàllu àllaaxira parce que ci laa débuté ci lañ ma c'est pas ci laa débuté déedéet ci la ma Sénégal di doog a découvrir mais avant wàllu àllaaxira j'ai fait 10 ans de théâtre te koñ ba salle des fêtes bu mairie ay tournées avec les ONG mais wàllu àllaaxira ci lay Sénégal di ko xam ni Cheikh Seck mii am na lu man ci métier mi te kat du sama métier man je suis enseignant j'étais enseignant de profession waaye ci kàttanu yàlla ak mbaaxam kooku nekk na ndax itam jubb balaw fal doo ko wat moo tax je remercie au passage le réalisateur de wàllu àllaaxira Amadou Fall sama mbokkum talibé ni quelqu'un boo xamante ni grâce à lui yàllaa ko jaarale ci moom macha allah excusez-moi ci la ma Sénégal xamee mu ci laa jaarit ba créer la troupe Diankhène production ndax bi may créer pour troupe Diankhène production man je n'avais pas l'idée de mettre en place une troupe déedéet et je le répète man bi may taxawal Diankhène production dama ko bëggoon def muy cadre boo xamante ni tous les talents de Thiès dañuy dugg ci biir feeñ ñoom dañ ma obligé def ko troupe mais dama bëggoon man su ma defee benn nii rek dem defi leneen su ma defee lii rek def leneen moo tax boo gisee yàlla suturaal na ma ci yàlla nangul na ma la ma ci bëggoon yàlla nangul na ma ko parce que bi ma créé Diankhène ba mu nekk benn structure boo gisee maam Cheikhou booba Soli le vent ju doogul ci laa ko daan woo mu ñëw man maay bindi pièce bi boole ci maam Cheikhou ndax damaa xam ni dafa am talent Sénégal war nañ koo xam damay bindi pièce boole ci góor gi ñi ndax damaa xam ni amul fu ñu ko gisee te ñun actuellement nii ñu ngi ni gis ma woo ko mu joué ma bindi pièce Jojo mi Cheikh Ndiaye ma boole ko ci te boobu ay troupe xewul ba mais yàlla dogal na Diankhène juddu na am na fu mu taxaw ci réew mi ba mën naa feeñ ci benn télévision boo xamante ni moo xewal mooy RTS mais te maam Cheikhou dañ ko waroon a xam alhamdulilah rabbil alamin loolu yàlla ma nangul na ma ko. mais tonton Cheikh est-ce que sa diggante ak waa Soleil Levant parce que mosuñu la gis tey ngeen bokk li nga xamante ni mooy jouer théâtre est-ce que mën nañu xaar loolu. ah non yow yaa ngi waxee ci tur wa ay Soleil Levant ak Diankhène man gëwuma loolu man xam. tonton Cheikh Seck jouer ak ñi nga xamante ne ñooy Cheikh Ndiaye ak Sané gis nga Cheikh Ndiaye maa ko jëkk a yóbbu tournée avec waa Vision Mondiale. mais maanaam mosuñu leen gis yéen ngeen bokk. nit ñi ko gisul mais on a été toujours ensemble am na lu nit ñi gis am na lu nit ñi gisul nous sommes des frères amul benn animosité ci suñu diggante parce que nous partageons Thiès saay bu nu génnee def lu gongo ñoom dañ ciy séddu personnellement parce que ñoo ko def mais Thiès da ciy séddu parce que Thiès gii lañ juddoo ainsi de suite muy Diankhène muy keppaar gi muy je ne sais pas n'importe quel troupe am na ñu nu gis am na ñu nu gisul mais dem lente gi que les gens ne se posent pas des problèmes man damay romb Cheikh Ndiaye romb na daje nañu si bureau de la cinématographie à Dakar Cheikh Ndiaye mu gaari oto ma gaari sama oto mu ne ma daf maa yeb sa sol gi yaa ngi nii toilette nga li nga sol rafet na mais amoo xaalis Cheikh Ndiaye ma ne ko gis man du ma som morom man ma waaye xoolal toppal fële kaay ma may la xaalis li nga sol rafet na man sañse nga nag ma dugg ci otoom mu taal clim ba génne enveloppe wàññi ma lu bari ni ma gis nga man dama la may xaalis amoo yoru tus sama rongoñ dafa tuur ndax dama c'était beau dafa neex ci xol saa neex ma dajeeg moom Ndakaaru man ma foo jëm ma ne ko pare nga si ko sax man ma nañ dem sama kër ma teral la yow sama père nga saa neex musuma woowee Cheikh Seck père rek la may wax ba sama soxna yaay buy la koy wax parce que dama am fu ma jaar ak moom dama am fu ma jaar ak moom
fu kenn jaarul ak moom mais mu reconnaissant kenn mu yóbbu ma këram présenté may gorom jabaram jël xaalis bu bari may ma c'est ça loolu dafa rafet léeg-léeg mu dugal sama loxo ci poos mu ne ma jëlee loo fekk yaa moom mais yooyu moo doon suñu diggante lan mooy théâtre lan mooy soleil levant ñëpp doomi Thiès lan mooy jànqen ana Sembène Ousmane fu mu ne ana Sembène Ousmane mu ngi ci suuf ana Baye Pël ana Mboxoro Jegey ana Babou Faye bàyyiwuñ fi lii lépp dugg bàmmeel waaye ñun dañuy mucc ci loolu kon nag diggante bi rafet nañu rafetal lépp yéenente jàmm te kenn ku ne xam ne sa wërsëgu morom nekkul say loxo wa man yattaqillaha yaj'alu mahrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasibu wa man yatawakkalu ala llahi fa huwa hasbuhu man loolu laa gëm te damay ñaan ñi nga xamante ni ñooy yore ëllëg flambeau théâtre ñun li ñu daj ci théâtre yàlla buñ ko daj te am teraanga ñoom parce que dañ cee sonn ñun dañ ko terbiw léeg-léeg ma tooñ leen ñeen sëriñ ngañ mii ay sëriñ ngañ ay nguri ay maam Cheikh ay lu nu am ci théâtre dañ ko yeyoo luñ ci lekk rek dagan na ñu ma bon ma ne parce que dama fekkee fu mu ba pate terbiw nañu théâtre ba am ci teraanga yàlla na yokk macha allah xam naa ni moom bu ñu fi toogee fii ba suba di waxtaan nu ñu pare ndax waxtaan bi am na solo vraiment liñ ci soxla woon muy jàngat conseil vraiment am nañ ko c'est important donc ñu ngi la ci sant bu baax di la ci gërëm mais après koor gi nii jànkeen lan la ñuy waajal. waa xam nga xam nga koor gi man ne woon naa xam yaakaaroon sax diñ ci ñëw est-ce que sama ren sama koor xam nga boo ko gisee c'est un peu original. Parce que j'ai joué là-bas le rôle d'un fou qui remplaçait Elimane ji ci koñ bi le rôle d'un fou qui remplaçait chef de quartier bi parce que il y a des messages à travers mon personnage waaw à travers mon personnage li Elimane ji wax ci minbar ba le fou le dit parce que àndul ak xelam mais il dit des vérités c'est une philosophie ren loolu laa indi mais boo mu suivrul doo comprendre c'est presque une série boo xamante ni loolu moo ko li ko tax a jóg mooy wax ak nit ñi à travers un personnage de fou parce que le fou on le tolère tout dañ naan daa dof waaye dof la waaye boo dee ba tëdd yi nga xam ni dof bi wax naa ak nit loolu tey jii ren sama sketch yi boo ko seetloo 30 yëpp. C'est la vue ci loolu laa ko tëgg. à travers ITV. ITV waaw incha allah loolu laajate saxati. maanaam après koor gi. tonton Cheikh lan la ñu réservé. après koor gi parce que même gis nga autorail deqati na àllub kaañ. day dellu si. loolu war na dellu si namm nañ ko tam. non day dellu si parce que waaw lu jot yomb. lu jot yomb autorail day dellu si ak ci beneen anam te ngeen gis incha allahu ci ay jamono man Serigne Ngagne Sanekh bokk beneen production day ñëw mu ngi ci kanam yooyu yëpp c'est des choses yoo xam ñu ngi koy ràbb waaye yow bu ñu deful loolu leen lu ñuy def kenn ku ne yaa ngi sa teraanga kenn ku ne yaa ngi lekk sa tàndarma te kenn jëndaloo ko kon na rafet rek. daal tonton Cheikh Seck daal jërëgu retraite daal daf ñu gunge ba ci kanam. waaw parce que j'ai pris ma retraite sur le plan fonction enseignant. mais à côté théâtre. non théâtre amul retraite. loo gën di màgget di gën a am rôle. yow koy xamaloo ñaan. ngay bëri ay salañ. waaw parce que yow li nga war a ñaan l'artiste leen doon la war a ñaan. gudd fan ak wér. parce que gudd fan boo fi nekkee sa loxo mën naa dugg ci lu ne ci aar bi boo wéree lu ne luñ la jox mën nga koy interpréter par rapport à ton image waaye ku tëdd ci lal bokkutu
yàlla na yàlla may artistes yi yàlla bu nu tëdd ci bilal yàlla bu nu tëlee yàlla artistes yi ak nit yi doomu aadama yi sax la wax nit ñi yàlla ñi tëdd yàlla ñu jóg yàlla bu kenn tëdd mais art amul âge kenn du ci retraité boo demee ba sax yore yor di dox li nga gis ko bind scénario nii kooku laa soxla mais na fa fekk wér rek bu dee ci wàllu enseignement nag retraité naa waaw bu dee ci wàllu art tey laay doo commencé. la wax waa Thiès Info. Thiès Info sama xarit moo fa ne bi seen kilifa muy Sey Latir avant Thiès Info fa ma ko daan fekk metti woon na trop xam naa démb de fekkee naa tuuti on s'est partagé beaucoup de choses on a été toujours des amis ci kàttanu yàlla muy sama rakk joo xamante ni am na sax ay jikko yu ma copier ci moom maanaam moom dafa am vision waaw ne damay xas nag xam lu may xasee ba ma la xamee ba tey loo ŋànk danga koy dakk je te connais ma ne wax na dëgg il a raison yàlla na ko yàlla defal jàmm site bi am na fu mu yegg waaye am na foo xamante ni moom la Sey Latir ak yéen ñi bokk léegi bi foofu ngeen bëgg mu yegg fa nekkul ci seeni loxo nag mu ngi ci loxo suñu borom yàlla na ko fa yàlla yeggale di ñaanal nit ñi laa wax de képp ku yàlla bind rek ambassadeur nga waaw yàlla aussi dafa bind nit teral ko kon bu benn nit te dëddil beneen nit rawatina jullit yi dañoo am référence suñu référence mooy yonent yàlla Muhammad te référence boobu nit taggu ko ndax baax mais yàlla moo ko bind taggu yonent bi innaka la ala xuluqil azim kon référence boobu boo ko amee mu œuvre li mu œuvre ci kattan suñu borom ba société bi ba monde bi tegg fii mënoo koo nuru 100% mënta nekk ndax doo Moustapha ndax kenn du moom waaye royal Moustapha rek ci jikko yu rafet ya ci wax lu baax sa làmmeñ mucc ci jullit yi sa loxo mucc ci jullit yi ngay confectionner sa jikko ba kër ngay dugg bàmmeel loolu yàlla nañ ko yàlla defal yàlla na yàlla def nu soppante sur l'essentiel te nu bàyyi détail baaxul régler problème moo ëpp solo régler détail concentrons-nous sur les problèmes et évitons les détails yal na yàlla dolli sutura. allahumma amin tonton Cheikh cant ak ngërëm ñeen na la yal na la yàlla defal jàmm tamit vraiment bàyyi la fi nga ñuy gunge ba si kanam ndax soxla nañ la bu baax a baax amin waay amin donc mi ngi noonu mbokk internet yi lii lañ leen andiloon tey si seen émission ci biir weeru koor bi saa su ne nag di la ñuy def rek ba keroog koor gi di jeex donc ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bàcc maa ngi lay sant di la gërëm ak mbooloom ku toogoon di ñu seetaan di leen jox dig daje suba ak beneen daanaan merci beaucoup.